yàlla buy def doomu aadamay def yow da ngay bàyyi nit ki te xool jëf-jëfu yàlla Sonko àla kulli al bu ko yàlla bind nee na kon fii nga koy jaarle waaye dinaa la xamal ni la dossier Sonko bi ku si deful ndànk waxuma du dem de waaye ba dem dana la yóbbaale ku ci deful ndànk laa wax ndax dossier bi dafa mystique waaw dossier bi dafa mystique ci ban côté du ma toj yëpp mais ku si deful ndànk dossier bi du la fi bàyyi beneen bi mooy li nga xamante ni moom laa toftal ci li nga wax léegi mooy dama la wax may la il faut Rewmi TV ku am benn support boo xam ne Ablaye Wade amoon na ko mais c'est dommage dem si yàlla Babacar Touré nekkoon na ko ndax Sidi Lamine mi waaw ak Sidi Lamine yàlla na yàlla xare ñu mel noonu ñoo fi xaw a manqué ndax Babacar Touré bokk na si tey jii relation Macky Sall Idriss Seck dox na ko lu baree bar loo xam naa ko si Babacar Touré man mi daanaa wax ak moom ci lu baree bari ci sama diggante ak waa ji malgré que nit ñi dañuy defe nii dañoo am benn sama diggante mais teewul li may wax ni moom xam na ni sama rôle laa nekk mais xam na ni man awma lenn lu ma ko yéen lu baax mais ñi koy wër muy directeur yi ak ministère yi bëgguñu ko ndax dañuy koy yokkal ay noon ndax bu fekkente ne tey nee nga ko Cheikh Abdou Bara Dolly bi nga xamante ni yàlla moo ko teral bëgg naa ko toroxal ngir bëgg lu la neex junni Cheikh Abdou Bara Dolly daan am ak ñeneen ñu nekk sama ginnaaw ñoo xam ne dañuy gën a mari Macky Sall kon loolu il faut que moom mu bàyyi ko xel léegi nag ki war a dox diggante relation boobu pour mën a amaat pour mën a am confiance ak ñi nga xam mooy opposition bi pour ñu am benn dialogue boo xamante ni dialogue spécial lay doon boo xamante ni tey ay réalité moo si mën a génn am na ay propositions yu déjà yu ñu jot a def ñun ci dialogue bi boobu mi ngi si table ji léegi proposition boobu yëpp mais dana ko indi Assemblée nationale ndax dama lay wax tuuti noonu gis nga boo jëlee ci li nga xamante ni mooy code pénal bi dafa am lu grave lu si nekk loo xamante ni man tey laay wax sama assemblée parlementaire il faut dem une proposition loi Assemblée nationale boo xam ni ci code pénal bi dafa am benn article bu wax ni tey pour que maanaam nit def benn délit bu la xasee condamné déetoo da ngay ñàkk si droit civique ak civil man opposition laa bokk nekk naa député damay dawal sama oto tey bu ma laaloon kenn mu faatu c'est obligatoire damay condamné souvent damay perdre sama droit Rewmi TV droit civique ak civil maanaam c'est-à-dire loolu dafa yomb goo xamante ni dañ ko war a dindi ci li nga xam mooy code pénal bi ba nga xamante ni tey jii pour que maanaam ñu mën a ñàkkaloo nit ki droit civique ak civil am leneen lay doon mu di exemple détournement wala comme viol yooyu noonu mën a nekk mais nag yu sew sewaan yi nga xamante ni politicien bu nekk mën nga see dox ba àgg si ñu war laa condamné boo xam bu la xasee ne la condamné na la rek léegi déetoo am sa droit civique déetoo am sa droit civil malgré que sax am na ñoo xam mi ngi leen di rëcc ndax man gis naa ko condamné koo xamante nii nekkoon nag amoon na liste boo xam duggoon na si xam nga mën ñoo contrôler lépp mais yooyu yëpp dañ ko war a dindi pour que ñu sensé waat ko buñ koy boole ak li nga xamante ne mooy proposition yi nga xamante dialogue indi na ko pour ñu war ko indi Assemblée nationale boole ko ak nouveau code électoral bi ndax code électoral 2018 jox nañ ñu ko barki démb mais gis nañ si ay njuumte yoo xamante ni war nañ ko dindi ndax tey ji Khalifa Sall ak Karim Wade tey yoon def nañ ñu mën a bindu si code électoral bi ñun yooyu yëpp après bool na ko si dialogue bu ko Macky Sall càmbaree nag ba ñu ko Assemblée nationale danañ ko wote xool ba xam est-ce que maanaam loom li ñu si waxoon yëpp dëgg la wala baax na wala baaxul ko askan danañ ko wote bon man ci fi mu waxee ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ngir ñu toog waxtaan kenn def intermédiaire mais dama lay laaj ci bu ñu dindiwul coowal troisième mandat bi nekk ci seen diggante ndax ku ne xam na ni mbiru président Macky Sall la waaye tamit mbiru Ousmane Sonko la ngir mu xañ président chaise ba toog fa 2024 est-ce que bu ñu dindiwul coowal troisième mandat ñoom ñaar seen toog dina yomb. beneen question bi mooy. dañuy dégg ñuy ruumandaat ne majorité ba nekk assemblée dañoo bëgg a voter ab loi boo xam ne dafay augmenter wala sax muy instaurer salaire ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ex premier ministre yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di anciens députés yi loolu dëgg la wala du dëgg. waaw man de. Rewmi TV. dafa may njëkk a tontu rek mooy ci affaire troisième mandat bu ngay wax xam nga troisième mandat bi bon ñi ànd ak Macky Sall ak yenn ci population bi ñoo siy xalaat di si wax mais Macky Sall mi nga xam ne mooy ndey mbili gi wax na ñetti yoon wax ni mënut a def troisième mandat constitution bi wax na ko kon nag loolu nga xam ne moom la Macky Sall wax constitution bi wax na ñun mënuñoo jàpp dara lu dul loolu noonu Macky Sall amul sañ-sañu def troisième mandat
nit ne peut pas 2 mandats consécutifs loolu la constat wax. kenn amul sañ-sañu def ñu ëpp ñaari mandats yu tegaloo Macky def na premier mandat def na deuxième mandat bu jeexee day dem mais pourquoi moom ngeen bëgg ni Macky Sall dafa def troisième mandat te moom waxu ko beneen bi mooy ñi koy wax ñëpp seen intérêt bopp la mais du intérêt Macky Sall. ñoom ñoo xam ne bu Macky Sall jógee fii li ñu amoon ñàkk ko. loolu nit kay bu fekkente ne yow xam nga ni kii mooy sa yàlla moo la jox li ngay dundee te bu fi jógee nga torox mais boo sañu du fi jógee loolu moo tax ñoom ñuy pousse Macky Sall te mel na Macky Sall daa gis ci Sénégal mu am lu mu bëgg te ñemewu ko mel na moom. man de lu ma bëgg dinaa ko wax mais Macky Sall moom même bu bëggee troisième mandat ñemewu koo wax ndax yet waa ngi si kaw bopp bi taxaw bés bu ne troisième mandat ñu xaañ ko te souvent dañ koy génne palais. beneen question mooy projet de loi bi ñuy ruumandaat. projet de loi bi ñëwagul assemblée nationale te loolu buy am du nekk projet de loi arrêté lay doon maanaam benn kii lay doon boo xam ne décret lay doon boo xam ne président Macky Sall moo ko signé comme ni mu signé woon. bi muy def Aminata Tall te man jàpp naa ni benn nit ñu jox la xaalis boo xam ne mën naa fay 45 personnes salariées loolu yàq xaalis la. d'accord Pape. ci tëj bi ah. tëj wala waaw di jaajëfal invité bi parce que man boo xoolee posture d'écoute laa gënoon a am sax. ci débat bi parce que dafa leeral yu am solo yoo xamante ne comme permettre na ñu comprendre yenn enjeux politiques yi. parce que moom niveau d'information bi mu nekk en tant que parlementaire. vraiment permettre nañu ñu comprendre beaucoup de choses ci enjeux politiques yi. may rafetlu aussi li nga xamante ne moom mooy maîtrise bi mu am ci règlement intérieur bu assemblée nationale. c'est très important. ak tamit. Rewmi TV. comprendre bi mu comprendre système politique gu Sénégal ak tamit li nga xamante ni moom mooy yoon nu muy doxalee di rafetlu également li nga xamante ni moom mooy démarche parce que dañ koy suivre à travers les médias saa yuy wax rek day wax loo xamante ne wax yu am solo loo xam ne ki koy déglu daf lay jëriñ waaye tamit lu mu wax kenn mësagul taxaw di ko wedd te information yi exclusive kese lay joxe xaw ma ndax seetlu ngeen ko am déet ba mu fi toogee ba léegi li mu fi def ci ay révélation boo ko doon compter tey doo ko jeexal muy la am solo donc di tàggu ñëpp di jaajëfal ñëpp rek man moom dama leen jox rendez-vous demain di leen wax ni suba moom amul layam kay loo bëgg a man lu bëgg wax mooy ci révélation Pape Ndiaye bu mu wax nii moom daf fi def benn boo xam da koo brosse te dama sañoon su ma sañoon mu gën ko leeral mooy départu Issa Sall dafa def benn révélation de taille te dama bëgg nga revenir ci bu ko defee ñuy sa da nga wax ni dafa dem dafa war a dem parce que leader am sax waaw xam nga loo xamante ni xam lépp wax lépp baaxul gis nga man lu xew Sénégal balaa bëti set dinaa ko xam dama lay wax may la 2019 Issa Sall bi muy nekk candidat kilifaam jàppale wu ko woon borom parti bi waaw wala déet dëgg la mais am na lu mu waxante woon ak kilifa njiitu réew mi am na lu jot a génn am na lu desoon xam naa la desoon ñaata la ak li génn ñaata la li desoon nag après élection yi xëy na am na lu am waa ji bi mu ne kiyaat waa ji ñëw fekk ni ko kaay toog mu def ko lii la xam nga man daal maa ngi sant yàlla bu ma yàlla bindee ma mel ni ma mel ndax bu ma joxoon milliard ma jël ko ñu wax ko mais dig nañ ma ko te jëluma ko dëgg la léegi yow da nga am ay RG wala ci biir. kii bi. yaa ngi bur la de. damay kii rek mais dafa interpellé Pape Ndiaye. mais dama may jinne xam nga dama may jinne yoo xamante ne mu ne gars yi dañ ko yéen yow Oussa mën ngaa noppi wala mën naa noppi. Isa noppi mais interpellé na Pape Ndiaye itam te bëgg naa Pape loolu itam mu taxaw ci. mooy ci bracelet électronique yi. parce que c'est son domaine. ndax dañ koy defaree Sénégal wala dañoo jënd wala ça va entrer en vigueur. quand xam nga directeur bi nga xam mooy directeur administration bi laa wax directeur administration bi. moom moo wax ci benn rajo wax ni bracelet électronique yi agsi na Sénégal. xam nga ba agsi Sénégal avion la ko teg. ministre de la justice moo tax Assemblée nationale wax ni Sénégal yi ñoo koy defar ay doomi Rewmi TV. Sénégal moo tax bi ma ko déggee man ma bind ki nga xamante ne mooy ministre de la justice wax ko ni ko lii directeur bi wax nan la demee ndax yaa waxoon li question orale laa ko bind. après dana ma tontu wala bu ma tontu ma xam ne. loolu dans le monde. ñetti société ñoo koy def ñetti société mu am dans le monde yuy defar bracelet électronique dans le monde entier ñetti société dans le monde ñoo koy defar. et ñun dañoo industrialiser. léegi dañuy ñoo koy defar waaw léegi yooyu dañ ko bàyyi ba beneen yoon uy ma Mame Khady parce que buñ toppee loolu yëpp Pape Salim duñ fi jógee Mame Khady. ba mardi. Mame Khady waaw ba mardi waaw mu ñëw ci waaw Mame Khady. damay ñëw si météo bi wala. non d'abord bu fekkee am nga loo war a. juste li ma ko bëggoon laaj mooy mu ngi wax bi mu toogee léegi naan président Macky Sall deful lii Touba deful Touba moom lan la defal Touba. alhamdulilah li ma defal Touba mooy damaa jël sama xol ak sama lépp jébbal suñu Touba benn. mais Macky Sall aussi loolu rek doy na defal suñu Touba. mais Macky Sall tamit fexe nekk Baye Fall suñu Touba
di roy maam Cheikh Ibrahima Fall malgré kenn mënu ko dab ndax tey jii ñun lu ñu am maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax ñu am ko ci yoonu murid beneen bi mooy bi ma yàlla mayee ma mane ko si néew xàmmee ko si néew lu ma am Touba laa ko jëme mooy jël naa fa ay nit ñuy liggéey sama alal dimbali naa leen sama salaire weer wu nekk dama koy dajale jox ko waa Touba ndax li tax ma jox ko waa Touba bokk na si bi may nekk député dama wax ne bis ma yàlla mayee ma falu assemblée damay jël sama salaire may ko waa Touba muy jigéen ñi ak xale yi. ñan exactement ay association wala bi ma yàlla mayee ma nekk député assemblée nationale sama premier salaire ma yëkkati ko séddale ko ñi ma àndaloon ay kilifa woo ma mu ne ma man de bu ma doon yow du ma defee nii comme population bi ñëpp ñoo la fal du caay ñi nga àndal parti ñoo la fal wala ñi nga xam kese dee ko yemale ci population bi yëpp muy loo xamante ni publiquement ñëpp koy bokk te ku ne xam na député 1 million 300 lay am. 1 million 300 man bu ma defee sama prêt banque bi may nekk mooy exemple bi may campagne yooyu il y a 30 millions bu ñu ko dee jël 700 000 francs ngay dese par weer.